d'accord d'accord jërëjëf Serigne Mor Niang Mbacké Bari 33 825 18 30 ñu xool ku ci topp ak coronavirus asalaamaaleykum allo allo Serigne ñi ngi sant bu baax fooy wootee Parcelles waaw ñi ngi jéggalu bu baax waaw waaw kan la dal yow d'accord d'accord jërëjëf ak suñu auditeur boobule ñu xool kan mooy ñëw su fekkee amul kenn ñu taxaw daal di bàyyi docteur Boli mu tontu asalaamaaleykum soxna si na nga def ça va bien alhamdulilah ñu ngi lay fay bu baax jërëjëf ñu ngi lay fay fooy wootee Wakam cité Asecna d'accord waaw seen d'accord mu baax ñu ngi la ko fay waaw d'accord merci beaucoup kon Assane su fekkee amul ko rëcc ñu taxaw tuuti bàyyi docteur Boli mu daal di tontu ñu ngi sant gërëm kon ñi fi woote ñëpp ñoom Serigne Moussa Ndiaye bu Ngoone Mbengue ñoom itam ak Kër Massar ki woote Kër Massar Pikine Ridis la ñuy njëkkee woote gërëm la woon moom itam waaw waaye bi ñu ko laajee nee na dégg na coronavirus rek noonu ci dëkk bi et que ñoom ñi ngi bàyyi xel tam médecin yi li ngi leen di wax rek dinañu ko topp keneen ki Grand Dakar la woote wax ci waxu coronavirus bi nee na dafa dégg mi ngi toog noonu sax la woote seetaan télé gis ñu bind ci 100 décès mu nekkoon moom jàpp na ni feebar bi lu demee ni ay Ebola la wala déet lu tax mu dangereux ni bay rey ay nit ak naka la ñuy def ba moytu ko soo ko mënee bamtuwaat. waaw xanaa ñëwaat ci rek. parce que sànq wax nañ ko ci njëlbéenu kàddu. donc ñu boole ko ndaw si wootee Asecna. waaw ak symptômes yi ñu boole leen benn yoon. parce que wax nañ ko. wax na 100 décès mais waxul nombre bi am. waaw loolu defe naa fu mu nekk nii romb nañ 9000 cas yi. di wax ni rek tamit 9000 cas Chine la wala Chine ak yeneen dëkk yi. Chine kese waaw. parce que foofu mooy épicentre bi foofu la fu mu nekk nii foofu la jéggee dayoo. di wax ni tamit lii participer wala bokk lii expliquer en partie décès yu bëri yi. waaw bi njëkk moom mooy yéex a ñëw bokk na ci en tout cas lay mun a expliquer pourquoi décès yi. yéex a dem hôpital yéex a dem hôpital. waaw moo tax booy xool suñu préparation yëpp ñun dañuy def kéemtalaay kàttan ba wax ak askan bi. ba ñu comprendre yan mooy signe ci loolu laay ñëw pour wax ko ni que dama ciy ñëwaat dafa mel ni sibiru mandarga yi presque benn la wala grippe. yaram bi day tàng. waaw mu ànd ak yenn saay sëfët yenn saay nga am jafe-jafe nooyi wala sa put di metti xam nga loolu bu ñu ko waxee bëri na feebar yu mun a mel noonu. mais dafa am yeneen conditions yu war a tegu pour ñu mun a suspecter coronavirus. déjà ñun rek suñu système de surveillance. waaw am na yenn ay kër docteur boo ñëwee am lii systématiquement dañ lay jël prélevé la faj la yóbbu prélèvement bi ci laboratoire ñu analyser ko ñu xool. parce que ñu bëri xamuñu ko mais Sénégal dañuy bokk ci lu ñuy wax réseau mondial pour surveillance de la grippe. donc chaque ayu bés am na prélèvement yu ñuy jël analyser ko xool ban virus mooy grippe mooy circulé parce que aussi virus grippe dañoo bëri.
donc yooyu moom mooy mandarga yi lu tax nag coronavirus graaw wala bu bees bi nii mun na indi lu ñuy wax syndrome respiratoire aigu sévère maanaam lu gaaw nit ki yaramam tàng mu am jafe-jafe nooyi bu baax a baax ba su amul assistance respiratoire mun na fa jaar ñàkk bakkanam loolu dafa bokk ci li tax feebar bi graaw donc en tout cas mandarga yooyu la te tamit di incité waat ni vraiment loolu bu amee duñ ne moom la mais war nga rapproché wu maanaam ci kër loo mën a gaaw nga daw loo mën a gaaw daw moom moo gën loolu tamit dañ koy wax saa su ne ñun saa su ne bu sa yaram tàngee war nga gaaw ba dem kër docteur déjà mu xool déjà fii ñun lu ñu gën a sonal moom mooy sibiru boo ñëwee am na lu ñuy def pour ñu wax sibiru la wala déet bul moo tamit ñu xool te fu mu nekk nii yeneen jàngoro yi tamit di wax ak am na ku ne symptômes yi waaw symptômes yi loolu la symptômes yi loolu la mais fii dañuy nekk ci contexte épidémie donc loolu il faut tamit dafa am solo ñu koy rappeler xam nga ay weer yu ñu génn ci ginnaaw boo amoon yu mel nii pour yow c'est normal mu nga may sax dem ko docteur mais ci contexte bi ñu nekk boo ko amee nga yokk ci ne yaa ngi nekkoon ci benn dëkk bu ko am wala ku nekkoon ci dëkk bu ko am ñëw seet si la war nga jël say matuwaay pour ñu en tout cas gën koo gis ci nu mu gën a ci nu gën teelee tamit ñu bañ a créer psychose loolu rek du moom bañ a tiital tamit nit ñi parce que wax naa ko dama koy bamtuwaat analyse laboratoire rek moo ñu mën a wax ni lii coronavirus la wala leneen la donc loolu tam foog mu am ci foog mu am solo ci loolu. Papa Bal Diender génn na si tam bi mettitu ndigg lay wax chauffeur la woon ne chauffeur car rapide dem na ay hôpital et tout xool mais daal xam naa ne xëy na mettit yu ba tey ñu ngi persister. lan nga koy jox comme conseil bu ñuy xayma muy am juróom-benn fukki at ak juróom-benn. dana def wax na liggéeyam. chauffeur la woon. donc wax na li koy metti li ma koy conseillé moom mooy soit mu gis benn neurologue wala benn neurochirurgien li mu décrire nii moom la ñuy wax ñun ñu kàllaama lombalgie nit wolof di ko wax ni méttitu rein wolof loolu la koy wax maintenant nag li ko mën a indi bëri na mais li ma koy conseillé waaw moom sax war na ko remarqué saa su ne bu yëkkatee lu diis wala mu liggéey ci lay métti di ñëw kon li ñu gën a am njort mooy ni problème bi lombalgie boobu war na dem gis neurologue bi wala neurochirurgien bi tamit ñu topp ko moom it nekkul feebar muy faju léegi wér léegi donc dafa laaj suivi dans le temps pour ñu def ko tamit ay examen xool lan moo nekk ci ginnaaw yax yi pour mun ko faj bu baax loolu daal laa koy conseillé mu rapproché wu ci neurologue wala neurochirurgien tamit tamu bañ a tam yàkkamti tamit faj bi. Serigne Mor Niang Mbacké Bakhy joxe contribution ni nit ku feebar da nga war a njëkki hôpital balaa ngay seet beneen xeetu pàcc wala nga boole leen en tout cas dans tous les cas loolu lay expliqué. waaw parce que loolu dafa am solo li mu wax nii am na solo booy xool maa ngi doon méngale ñi dee ñu bëri at li ñuy wax recours tardif aux soins parce que loolu tamit jàngat dañ ko wane loo gën a teel a ñëw kër docteur ñu gën a teel a gis sa faj bi gën a mucc ayib nga gën a am chance rëcc sauver sa bakkan ni ma koy waxee tamit garab boo ko maîtriser wul xamoo dosage bi boo ko joxee nit mun na ko indil ay jafe-jafe ci yaramam c'est la même chose garabu wolof boo xamul dosage bi maîtriser woo ko tamit boo ko joxee tamit dafay am gàllankoor suñu pratique médicale yu bëri xool nañ ñu bëri li ñuy wax insuffisance rénale li ko indi loolu bokk na ci waaw jëfandikoo médicament yi nga xam ni ni nga koy dosé maîtriser woo ko wala xamoo na koy joxe. d'accord parcelle la ñuy mujjee ki am sëqët seek bopp buy metti biir buy daw
ak yaram buy metti nee na fatigue la dem na hôpital jox nañ ko traitement et tout mu ngi tane waaye nee na ba tey saqat si moo des. waaw loolu li mu def am na solo je pense que loolu la ñuy laaj ci képp koo xam ni gis na jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaramam mu rapproché wu ci kër docteur yi pour faj nag la ñuy wax rek du benn fan normalement biñ ko xoolee ba jox garab yi war na ko jox rendez-vous ne ko boo fajoo ba am ñetti fan wala ñeenti fan na nga ñëwaat ñu xayma xool bu nekkee ci yoon bu baax bi alhamdulilah dañuy wéyal faj bi bu fekkee ni dañu war a tamit xoolaat joyante faj bi tamit ñu joyante ko mais li ma koy conseillé rek comme nee na mu ngi yëg ay tantan ci yaramam sëqat si moo des mu rapproché wu ci ki ko joxoon yooyu garab pour mu def le suivi. D'accord docteur Boly sànq dégg naa la nga ne ci dispositif bi ngeen teg am na ay bérébu fajukaay yu ngeen xamante ne moom ngeen retenir pour éventuellement ñaan ñu ko yàlla su fi kaa amoon est-ce que mën nga ñu wax un peu yooyu yan lañu. waaw loolu daf may permettre ma ñëw ci globalement ci dispositif bi. parce que dañu nekk ci contexte bu nga xam ni ñëpp xam nañ ko épidémie am na Chine. donc du ñu toog di nelaw am na lu fi am lu ñuy def de façon normale comme lii am na dañu war a gën a renforcer li fi nekkoon loolu moo tax ñu def lu ñuy wax activer lu ñuy wax comité national de gestion des épidémies altine bu nekk midi ministère bi ñëpp ñu séq riposte bi dañuy toog waxtaan xayma jéego ñu def ci loolu nag dañ ne li njëkk mooy ñu renforcer li fi nekk ci surveillance bépp fu ñu yaakaar ni feer mun na fa jaaree ñu renforcer ko loolu moo tax booy xool dem nañ ci tey aéroport international Blaise Diagne def lu ñuy wax revue dispositif bi pour xool joint yi fa nekkoon alhamdulilah mu nekk nii aéroport pare na cas bu ku ñëw en tout cas mun nañ ko xool def li ci war pour mu dugg ci réew mi. lan ngeen fa teg comme kii comment ça va se passer par exemple vol bi su xasee ba egsi rek lan ngeen di def déjà li fa nekkoon mu ngi foon pour surveillance li ñu yokk mooy fu mu nekk nii dañ fa installé ay ñuy wax caméra thermique loolu tamit dafa am solo booy def surveillance waroo gàllankoor activité nit ñi dañu war a def seen li ñu koy defee normalement mais ñun jumtukaay yi ñuy teg foofu nañu permettre képp koo xam ne yaram tàng na ñu mun ko xàmmee gis ko wax ak moom génnee ko te kenn ko yëg loolu fu mu nekk nii mucc na ay lu mel noonu tamit la ñuy def port parce que bu ñu ne port d'entrée dafa nekk aéroport nekk port tamit nekk tamit tali yi tali yi moom fay foo dem ci Sénégal am na kër docteur donc yooyu tamit dañu mettre en contribution docteur yi fa nekk pour tamit ñu gën a ubbi seen bët pour bu amee par exemple dañuy wax mun nga jógee Chine ñëw Sénégal te doo wàcc AIBD mun nga wàcc ci dëkk yi ñu wër duggaat Sénégal loolu tamit bokk na tamit lu ñu renforcer ci dispositif bi yemuñu foofu ñu ne dañ koy def pour ñu teel a nii mais bu ñu gisee bu amee ay cas ci loolu tamit ay tontu dañoo choisir ay hôpitaux ñu ne tamit war nañ ñoŋal foofu lépp lu nga xam ni xeetu faju la tamit kii nekk di toppatoo wàllu feebar bi ci ministère dem na def revue de troupe au niveau de l'hôpital de Fann service des maladies infectieuses dañ ko ciblé foofu principal tamit bokk na ci hôpital yi ñu ciblé tamit hôpital ex-CTO hôpital général Idrissa Pouye bokk na ci ak tamit hôpital Dantec yooyu la ñu jël choisir pour que bu ñu amee ay cas ñu mun leen fa réguler yóbbu leen pour seen prise en charge boole ko nag def ay bataaxal pour rappeler waat parce que dañuy nekk ci contexte bu particulier rappeler waat bépp fajkat bu nekk Sénégal lan mooy coronavirus lan mooy mandarga yi bu ñu amee benn cas bu ñu yaakaar naka la ñuy def ba cas boobu ñu mun ko jël en charge loolu yëpp def nañ ko ay en tout cas fàttali pour que en tout cas dëkk bi préparé loolu tamit je pense que
communication tamit ñu ngi koy def pour jéem a xamal askan bi luy feebar bi tam bañ leen tamit tiital wala dafa am solo waaw ñu xam feebar bi xam nuñ ci fagandikoo te tamit duñu tiit parce que bu tiit amee rek lu ñuy def maanaam du baax moo tax ñu vraiment profiter ci antenne bi pour appeler à la population ñu ak am sérénité xam ni bu ñuy feebar bu ñuy xeex ak feebar buy wàlle il faut que nga dal ànd ak dal pour mun ko xeex yooyu tamit ci ñu tamit tëral au niveau du comité de gestion des épidémies une commission boo xam ni lépp luy yore sensibilisation élaborer ay messages loolu tamit mu ngi ci te xam naa tamit naa leen sas boobu sas pour que ñu xool ban kàddu wolof bu gën a jege bu ñu mën a tamit parce que loolu tamit dafa am solo pour ñu mun a retrouver wu ci biir bu ñu mënee am benn en tout cas baat bu méngoog ci li ñuy dund naa tamit dina ci am solo loolu daal la ñu def pour le moment parce que dëkk bu amagul feebar bi ni muy préparé woo bokkul ak dëkk bi am feebar moo tax ñun suñu force yëpp lu bëri dañ koy def ci maanaam vraiment reconnaître et tamit duñu xaar parce que wax naa la ko sànq ci njëlbeen dëkk yi mu dem yëpp ñi fay dugg bu ñuy dugg feebaruñu loolu mooy xaw a nekk gravité waaw moo tax képp kuy dugg bu ñuy defee benn enquête bu ndaw xam ni ci boobu zone nga dëkk am nañ ñun benn dispositif de suivi bu ñuy permettre ñu suivre le diiru ay lu mat ñaari ay bés depuis bi nga nekkee dañuy contact ba ñu wóor ni amuloo jafe-jafe ñu toll la bàyyi ci ñi fi jot a duggagum ak léegi ak par exemple ñi nga xamante ne dañuy wàcc fraîchement nii à l'aéroport est-ce que amagul kenn koo xamante ne xaw na ko niwu mandarga donc sax xëy na cas suspect lay nekk te mujjul confirmé wu. waaw def nañu signalement benn cas ñu topp ko waxtaan ak moom mais bu ñu defee xayma bi bi mu fi ñu ñëwee ak ba léegi romb na yooyu ay bés donc mu nekk nii doomu Sénégal la jóge Chine jaar yeneen aéroport loolu moom moo ci grand buy jóge Chine ñëw amuñu vol day jaar ci yeneen aéroport mais bu ñu ñëwee en tout cas xool nañ xayma nañ amul jafe-jafe tamit loolu lañu boobu tamit dispositif lañuy teg ba képp kuy dugg en tout cas boo jógee ci yooyu zone daal ñu mun la tracer pour jéem en tout cas li mu gën a gaaw bu amee cas ñu mun ko isoler pour faj ko mu nekk lu gën ci moom nekk lu gën ci askan wi ñu xool encore ligne bi ndax amul ñu fa nekk ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum sëriñ bi ñu ngi delloo ziar bu baax fooy wootee Thiès ay ca ñu ngi lay déglu socc mosuloo ci dem hôpital d'accord dina la si wax lu mu xalaat incha allah merci beaucoup waaw jërëjëf sëriñ bi merci beaucoup Thiès la doon wootee 33 825 18 30 ñu xool ki ci topp kan la asalaamaaleykum waaw sëriñ bi Mohamed Thiam waaw waaw d'accord
d'accord dugal ci loolu d'accord. Euh, merci beaucoup Mohamed jërëjëf ci sensibilisation bi 33 825 18 30 ñu xool kuy ñëw asalaamaaleykum Pikine d'accord. D'accord complication yi d'accord jërëjëf ñu jóge Pikine xool ban destination la ñuy am ànd ak docteur Boy Diop chef division surveillance ak riposte ci ministère de la santé ñuy wax ci coronavirus ak diarrhée vomissement ci xale yi asalaamaaleykum ñu ngi sant bu baax sëriñ bi aha dégguñu la bu baax de dafa mel ni danga taal sa rajo xaw a sori itam sa appareil bi ngay wootee soo ko mënee fay aha déggantewuñu de Alioune Badara Socé waaw merci beaucoup d'accord jërëjëf amin amin guddi rek d'accord dina la ci wax lu mu xam insha Allah waaw jàpp nañu laaj bi defe naa jërëjëf dégg-dégg bi neexul woon noonu waaye jot nañu ci jàpp li mu bëgg a laajte asalaamaaleykum 33 825 18 30 ñu ngi ànd ak Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur 19h ba 20h30 tey ñu ngi ci coronavirus ak diarrhée vomissement ci xale yi am na yenn matuwaay la ci ministère santé jël ñu ngi ànd ak docteur Boy Diop di chef division surveillance ak riposte ci ministère de la santé ak action sociale ñu ànd kon ak ñi fi jot a laajteegum daal di tontu su fekkee am na ku nekk ci ligne bi Alioune Badara Socé ñu dem kon ak tontu yi fi jot a ñëw di ay laaj wala yegg si na asalaamaaleykum allo waaw sëriñ bi na nga def baal ñu nga fay sa rajo wala nga wàññi ko bu baax ndax ñu mën a tekkante waaw loo bëggoon laajte waaw amin amin allahumma amin waaw day saqat d'accord day jeex ah d'accord d'accord est-ce que jël na garabu saan waaw li ëpp solo xale buy sëqat guddi gi dañuy xool est-ce que du saan ñu koy indi waaw loolu am na solo parce que yenn saay guddi gi lay saan yi di jóge ci biir bi di yéegaat bu ñuy yéeg nag la ñuy ñëw fu muy noy loolu mooy indi sëqat yi moo tax yooyu bu amee li ñuy njëkk wax est-ce que xale bi jël na garabu saan waa na jël garabu saan xool bu fekkee tanewul mu dem xooli docteur waaw jërëjëf xanaa tontom dañ koy boole ak kii woote woon moom itam te ni ki am moins d'un an doomam bi ko am di sëqat ak di soj souvent ci guddi gi ñoom ñaar ngay boole tontu bi walla waaw kooku dafa ne doom ji dafa soj bu yàgg di sëqate souvent guddi gi la loolu tamit moom it na jëm a xool bu fekkee lu saan
mais li ëpp solo tamit mooy ñu jéem a xool docteur parce que mbir mi bu fekkee dafay nekk di yàgg rek jar na nga seeti docteur pour xool d'accord pour xool lan la. Pikine la wootee nee na contamination bi soo leen ko mënee fàttaliwaat ak complication yi mën a jógee ci coronavirus lan lay doon. waaw mode de contamination bi wax nañ ko li njëkk moom mooy fi muy njëkk jóge lu ñuy wax zoonose la day jóge ci mala ñëw ci nit loolu wax nañ ko tamit bu nekk ci nit tamit mun na nekk nit ak nit te mu ngi jaaree ci ngelaw maanaam nit bu amee feebar bi sëqat mun na ko wàll ñu mu dendal moo tax ci mesure de précaution yi ñuy wax di ci insister ku am feebaru sëqat buy sëqat mu mun a jël mu mën a jëfandikoo mouchoir te ci kanamu gémmiñam buy sëqat wala ci buy sëqat mu jël conc bi n'est-ce pas ànd ak yére mu sëqat ci biir pour que doomu jàngoro yi bañ a mën a tasaaru. D'accord. loolu daal moom mooy mode de contamination yi ñu xamagum. complication yi bëri na bi ñu njëkk ci wax moom mooy détresse respiratoire bi loolu complication la mais tamit feebar yenn saa yi doomu jàngoro mun na jàpp tam yeneen cër yi xam nga rein mooy nit sa rein bu amee jafe-jafe mun na am problème loolu tamit bokk na ci complication yi ñuy wax insuffisance rénale tam bokk na tamit ci complication yi yenn saa yi doomu jàngoro bi attaqué tamit res bi wala yenn médecins yi ñuy wax attaqué res loolu tamit dafa bokk ci complication yi ñuy wax insuffisance hépatocellulaire tamit dafa bokk tamit ci complication yi mu tamit complication yi dem ba coma loolu yëpp bokk na ci complication yi moo tax ñuy insister bu baax a baax mu am solo ci teel a jóg faju vraiment loolu bu ñuy am message bu ñuy lancé di ko lancé waat mooy ginnaaw bu ñu tegee système bu nga xam ni dina permettre ñu teel a gis te loolu ñaanuñu ko mu am car au moins ñu teel ko jël faj ko ba mun a mu am chance génn ci mbir mi donc faj bi lu mu gën a teel rek mu gën a baax chance am wér mu gën a baax. Thiès la woote woon nee na moom su biiram dawul rek dafay serré en permanence boole ci ak sëqat bu chronique sax la wax dafa yàgg ci moom bu xaartandikoo dafay tufli deret moom nee na bëgg na xam lan moo ko dal ak itam lan la wax def. waaw li mu boole bëri na mais bu ñu déggee bu baax explication nee na biir bu daw daf ko yàpp. waaw loolu mun na dugg ci li ñuy wax les troubles fonctionnels intestinaux. loolu mun nañ li gën a am solo comme yàgg na ak mu booleek soj bu yàgg. waaw te booy xool nee na bu xëyee xaxandiku. yenn saa yi mu am traite loolu le plus souvent li ñuy wax ay sinusite daf koy joxe. donc aussi tamit mu rapproché wu. ci ñi nga xam ne ñooy li may wax les ORL. tamit dina ci am solo pour ñu def un suivi. waaw bu xaxandiku bu am lu am traite rek. war na la jógloo. lu am deret effectivement. vraiment li ma koy conseil daal moom mooy mu rapproché. waaw. D'accord.
d'accord jërëjëf jéggal nañ la ko merci beaucoup kon ñi ci ligne bi ñeneen ñi ñu ngi jéggalu parce que waxtu bi dafa daal di jot docteur Body ki wax léegi ci ndoxum siti bi ak ki fi génne léegi def analyse am ci épidémie bi ni mu feeñee Chine. ci wàllu ki waxee Géejawaay wax ni am na feebar bu chronique bu ko topp lu mel ni ndoxum siti. waaw xam nga ndoxum siti feebaru der la boo nga xam ni ñun dañ ciy dugal lépp. je pense que am na li ko dermatologue wax feebar. parce que boo expliqué woon naka la demee mun nañ xam ban lay doon feebar la mais du ñu wax ñun lépp ndoxum siti la. dermatologue war nañu xam. olof mooy jàpp ne léppay ndoxum siti la waaw. mais nag boo gis bu nekk am na tur buñ koy tuddee. ci problème calcul rénaux yi moom dafa war a naan lu bëri. parce que loolu ñàkk naan tamit mooy tamit favoriser survenue de calcul donc war nay naan lu bëri. tamit li ma koy tamit conseillé xam nga booy xool li mu boole bëri na. effectivement vraiment moom it war na topp parce que nee sax mus na opéré. ak laser. waaw donc li ma koy ñaan daal moom mooy mu topp suivi topp visite yi. ndax dafa war a defaat opération. loolu moo ci am solo. parce que même bu nga defaat opération dañ koy évaluer duñ ci war a def opération. nañu am ay rajo yu ñu ko laaj. ay analyse yu ñu ko laaj pour def ko. mais li ëpp solo daal mooy wax naa ko feebar boo xam ne dafa chronique. il faut benn plan yow ak sa docteur. pour ngeen mën a en tout cas am ay. nu ñu nekkee maanaam loxo yi ñu koy raxas mu set ak au moment la ñuy wax critique bu ñu génnee ba kër gi ba duggaat balaa ñuy lekk bu ñu dugg toilette nañu en tout cas message yi ñu bëggoon jàllale. Bonjour à tous et bienvenue. Allô docteur, ce mardi 28 janvier a reçu docteur Body Diop, chef de la division surveillance et riposte au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Docteur Body Diop, bonjour. Bonjour Ndeye Khady. Le coronavirus, quelles sont les dispositions prises au Sénégal et qu'est-ce qui doit alerter tout un chacun? Donc au Sénégal, après l'annonce par l'OMS de cette épidémie en provenance de Chine, le ministère de la Santé a pris les dispositions nécessaires pour renforcer son système de surveillance, notamment au niveau des points d'entrée aériens, maritimes, mais aussi terrestres. Aussi, au-delà de ça, on a revu le dispositif pour la prise en charge avec l'identification, n'est-ce pas, de certains hôpitaux pour la prise en charge
mais aussi des circulaires ont été partagés avec l'ensemble des acteurs du système pour la reconnaissance des cas suspects, leur notification et la transmission au niveau de la hiérarchie. Tout cela est accompagné, n'est-ce pas, d'un plan de communication qui va faire comprendre à la population les signes de la maladie et comment s'en prémunir. Et quels sont les signes qui doivent alerter? Les signes qui doivent alerter sont semblables aux signes de la grippe. C'est toute fièvre accompagnée de toux, plus maux de gorge ou bien des difficultés ou détresse respiratoire. Ceci doit être associé à une notion épidémique qui est importante, c'est-à-dire la provenance d'une zone épidémique ou le fait d'être en contact avec quelqu'un qui vient d'une zone épidémique. jërëjëf docteur Boly Diop tey yow la ñuy dalal ci Allo Docteur talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier 2020 ñi ngi wax ci wàllu coronavirus ngay chef division surveillance ak riposte ci ministère santé ak action sociale lan mooy coronavirus yan màndarga ngay fësal nga wax ko njort ak matuwaay yi ngeen jël ci ministère bi. waaw coronavirus bu ñuy xool di xayma benn xeetu jàngoro la bu niroog loolu sibiru ni ñu koy xàmmee mooy yaram bu tàng ak yenn màndarga yu mel ni put buy metti wala sëqët wala jafe-jafe noyyi bi ñu OMS joxe xibaar bi ne Chine am na boobu épidémie Sénégal fii jël nañ suñu matuwaay mooy lan ñu ñogal lu ñuy wax système de surveillance gën ko fësal ci lu ñuy wax les points d'entrée mooy aéroport port ak tam yenn buntu yi ñu frontière ak yenn dëkk yi loolu tamit ñu boole ci tamit xool yenn hôpital yoo nga xam ne dañ ne bu amee cas foofu lañ koy jëlee yokku équipement yi pour préparer loolu tamit yokkul nañ ci communication pour yëgal askan bi lan mooy feebar bi yan mooy màndarga yi niñ ko xamee ak tamit bu ñu amee tamit feebar bi fan la ñu war a def loolu tamit jeexul def nañ ay notes yu nga xam ni dañ ko rappeler bépp fajkat bu nekk Sénégal pour ñoom it ñu mun a jouer seen rôle ci xeex en tout cas épidémie bi. fàttali ñu mandarga yi. mandarga yi bi ci njëkk moom mooy yaram bu tàng mu ànd ak yenn saay sëxët wala jafe-jafe noyyi wante loolu doyul il faut mu ànd ak lu ñuy wax ni ay critères épidémiques maanaam ki ko am jóge fi nga xam ni dafa am doomu jàngoro bi wala mu nekkaloon nag koo xam ni dafa jóge fi am doomu jàngoro bi loolu daal bu dajee ci nit ki mun nañ yaakaar ni moom la te loolu buñ ko amee dañu war a def ay prélèvement yóbbu ko laboratoire pour ñu firnde wala déet ndax feebar wala déet. docteur Boly Diop ñu ngi lay gërëm di la sant ma fàttali ne yow yaay chef division surveillance ak riposte ci ministère santé ak action sociale émission bi mën ngeen dem xool ko entièrement ci suñu site sudfm-sen radio.com